dibéer fanweeri fan ak benn ci weeru janvier atum 2021 mbokk yi salaamaaleykum li gën a fës ci jotaayu xibaar yi dina bokk ci jàngoro mbas meeg tolluwaayam jàpp leen ne bi mu ñu ganasee ba tey limug doomi aadama yi nga xam ne ñoom ñoo ci jot a ñàkk seen bakkan nag ëpp nañu juróom benn téeméer ak lu ko toftal waaye ni ki démb jàpp leen ne lu tolloog juróom ñaar ci ay doomi aadama ñoom ñoo ci jot dëddu ñetti téeméer ak fukk ci ay cas positif la ñu am diwaanu Kaffrine nag foofee centre de traitement ba fa jamono yi nag manqué na ay jumtuwaay naka noonu itam ay personnel yoo xamante ni rek dinañu saafaray jàngoroy nit ya nga xam ne rek ñoom ñoo fay yeewoo Fuuta Kaffrine Ourossogui foofee nag daal nañ fay jébal ab scanner ak itam ak médecin anesthésiste réanimateur woo xamante ni daal nañ koy affecté ca hôpital bu boobule commune ngir rek lépp lu ñeel wàllu xeexu mbas mi gis ngeen ko noonu mu gën a tar diwaanu Thiès ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci wàllu ginaar nag jamono yi ay jafe-jafe la ñu am ndey gis nañ néew nañu gis koo xamante ni rek dina ñëw waxaale yooyu la ginaar bokk na ci lu ko waral moom moo di tooke wi nga xam ne nemmeeku woon nañu ko fa ci benn ferme ca diwaan bu Pout ak itam yokkuk njëguk aliment wi nga xam ne jamono yi nag yokku nañu ko ba tax itam ñu yëngu ci wàll wi doon yëglu daje nañ ak suñu ndaw la nga xam ne moom moo ñu teewal ca diwaan bu Thiès mbokk yi li lépp yi tënk la bu ngeen taaxirloo tuuti ma dikk ñu faram fàccee. jërë ngeen jëf mbokk yi ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyu rafetlu ànd bi ak télévision Futur Média nañu ko junjee woon jàngoroy mbas mi tolluwaayam ci mim réew ni ki démb lu tolloog juróom-ñaar ci ay doomi aadama jot nañoo dëddu ci jàngoroy coronavirus ñetti téeméer ak fukk ci ay cas positif la ñu am ginnaaw bi nag ñaari junni ak juróom-ñetti fukk ak ñetti test la ñu def téeméer ak juróom fukk ak ñetti cas contact téeméer ak juróom fukk ak ñaar ci ay cas communautaire di ay doomi aadama yoo xamante ni am nañu jàngoroy mbas mi te xamuñu rek fan la ñu ko jëlee leneen lu ci feeñ itam bokk na ci lu ñeel wàllu variant britannique bi fii ci réew bu Sénégal ba tax itam professeur Souleymane Mboup nag di yëglu ci askan wi ñu daal di def kéem kattan fexe noo xamante ni daañu moyu li nga xam ne rek moom moo di lawteefu ko woowule virus nga xam ne jamono yi mi ngi wéy di defi njombe dañuy teewlu ay kàddoom ci micro Ahmadou Bamba Samb. am na différence ci ni muy manifesté woo kooku moom en tout cas xamaguñ ko ñun personnellement te gisaguñ ko ci li ñuy lire donc loolu moom tax na ba nga xam ni peut-être benn mi-temps yi liñ ci gis mooy xaj na nit ñoo xam ni xaw nañu am yenn âge yi peut-être lim fay gaañ moo xaw a gën a bëri tuuti mais loolu bëreegul noonu donc amagutul vraiment différence bu ñu gis ci moom ak yeneen kii virus yi fi nekkoon avant donc xam nañu famille yu virus la rek mais gisuñu dara loo xam ne en tout cas ci ni muy manifesté woo war na différent ci yeneen virus yi. mbokk yi maa ngi leen ko doon junju sànq bi ñuy door yi la jotaayu xibaar diwaanu Kaffrine foofee itam ñàkkub jumtuwaay la ñu nemmeeku ca centre de traitement ba fa ñenn ci ay personnel yoo xamante ni nag war nañu foo liggéey itam naka noonu ba tax itam askan wa nga xam ne ñoom ñoo fay yeewoo waaye itam ñu yëngu ci wàllu ko docteur nag ca wala diwaan di sàkku ak ndimbal jàppaleen ne deuxième vague coronavirus bi mu ñëwee ci réew mi ba tey lu tolloog juróom-benni doomi aadama daal nañuy faatu ñu teewlu docteur Youssouf Dansokho moom mooy médecin responsable du service d'accueil des urgences et du centre de traitement des épidémies dañuy teewlu ay kàddoom ci micro Omar Ndiaye. ba épidémie bi commencé ba léegi centre bi fanweeru malade lañ jëlagum si fanweeru malade yooyu ñaar fukk ak ñeent yi wéer nañ ba ñibbi seen kër ñaar ñoo des ak ñoo des fu mu toll nii ci centre bi ñaar ñàkk nañ ci seen bakkan ñaar transféré nañ évacué nañ leen benn bi Kaolack bi centre de traitement bu nekk Dalal Jàmm ñi nga xam ne dañuy wax cas grave ñooñu dañ leen di yóbbu Kaolack parce que ñoom dañuy soxla réanimation ñeneen ñuy wax cas critique mooy ñi nga xam ne ñoom seen bos moom vraiment dafa xaw a compliqué ñooñu dañ leen di jéem a yabal Dakar benn médecin rek moo fi nekk actuellement mooy man maa fi nekk comme médecin en même temps man maa yor urgence benn plaidoyer envoyé ko ministère pour que ñu yokk nit ñi ñu yokkal ñu nit léegi nag ñoom jot nañoo jël ñeenti infirmier ak ñu ngi waxtaan ak benn médecin pour que ñu ñëw indi leen ci CT bi parce que fii nii centre bi fii nii amul oxygène miral ndax centre de néphro la woon néphro la moo fi waroon a nekk mbas mi ñëw ñi jël ko transformé ko def ko centre de traitement fii prévoir nañ ko ba fukki malade ak juróom-ñett
dina doon ay kàddu yu waroog diwaanu Kaffrine ca Ourossogui foofee nag gën nañoo taral li nga xam ne rek moom moo di xeexuk mbas mi hôpital ba fa ngir rek ñu fay saytu wàll wi foofee nag daal nañ leen di jébbal ab scanner daal leen di jox itam ab médecin anesthésiste réanimateur woo xamante ni dina mën a tax ñu gën a mën a saytu lépp lu ñeel wàllu xeexuk mbas mi naka noonu itam directeur wu yees bu centre hospitalier ba fa nag jamono yi daal dinay solaatu wulsam ngir rek daal di gën a xeex jàngoroy coronavirus diwaan bu Matam Ali Bandel Niang. xibaar bu neex bi ñeel mboolem askan wi yeewu fii ci diwaanu Matam ci wàllu mbas mi nga xamante ni lii di Covid 19 bàyyiwul benn yoon cas grave yi niñ ci gën a bëri dañoo ñàkk seen bakkan ab médecin anesthésiste réanimateur bi ñu doon xaarkat yegg si na fii ci Ourossogui. bu ñu naan évacuer malade fii ba Touba ak Dakar mu cher lool ak risques yi mu am ak tardement yi am ci faj mi. kii itam bu fi taxawee suñu xel dafay dal en tant que képp kuy médecin ndax sooy opérer sa malade wala sa malade nekk li ñuy wax comme tey ci cas Covid bi boobaa da ngay xam ne sa xel dal ndax borom xam-xam fi boo xam ne am na lu mu ci man lu ñu mënu woon avant soo gisee nag xëy na mu manqué woon ci réew mi ñoom wax dëgg yàlla seen formation yombul te ñi ci sawar bëriwul donc bëriwul woon noonu ci réew mi kon suñu yàlla dogalee ministère de la santé ak bonne volonté yi liggéey ba ñu affecté ñu ko. mu nekk fii moom itam mu accepté bëgg vraiment li muy def ñëw fi dañuy sant di ñaan rek dañ ko accompagner ci wàllu matériel. beneen nouvelle itam bi ñëw ngir soulager askan wi fare ci diwaanu Fouta di ab scanner bu yanj bu bees tàq bi nga xam ni moom it yegsi na gannaaw bi ñu amalee tukki ca l'hôpital bu Ourossogui ñu fekk fa technicien benn entreprise italien ñu nekk di jeexal liggéey yu jëm ci wàllu plombage site bi. njëkk a def ci réew mi moom la ñu defee fii installation bi nag blindage lay doon. moom mooy la nga xam ni lépp dara waru fi génn ci salle bi scanner ñëpp xam nañu dafa am radioactive moom mooy benn courant waru fi mën a génn pour aussi mu am la nga xam ne sécurité médecin yi ak patient beeg yëpp. sant aussi ministère de la santé di wax ne matériel bii di scanner bi lu ñu yàggoon a séntu la parce que soo ko amee dana yombal liggéeyu médecin yi ñu xam lan moo dal nit ki man koo faj nu mu gën a gaawe te surtout xam ngeen ne ñoo ngi ci contexte pandémie bu doy waar boo xam ni même rajo scanner parfois dafay dimbali sax ci diagnostic bi. ñaari jéego yu am solo yi ñeel ministère bi yor wàllu wér-gu-yaram bi nga xam ni dina indi coppite bu am solo ci ñeewal ni ñuy doon saytoo wér-gu-yaramu askanu diwaanu Matam rawatina ñi feebar te cas grave wala sax ñiy loru ci accident yi te nag li ci tegu itam directeur hôpital bu bees bi ñu fi indi mu war a yore administration bi chirurgien de formation la ba jël na dogal ni dina solaat blouse am ngir jàppale waa bloc bi. Ali Bandel Niang yeneen i jéego yoo xamante ni nag def nañu ko bile yoon day ñeel jàngu yi fii ci réew bu Sénégal jàpp leen ne paroisse yi fi nekk te ñu soxla ay jumtuwaay nag dañ leen ko jox ba mat sëkk ñi nga xam ne ñoom ñoo def li nu mel nag di association wi nga xam ne moom moo ëmb scout yi ak itam guide fii ci réew bu Sénégal ni ki tey jii ci suba ñu nga woon ci hôpital Abbas Ndao fii ci Ndakaaru Alxasan Ba ak Amadou Ba ñoom ñoo leen toppoon ngir daal ñu koy jukkil ñu seetaan. li ñuy tàmbali mooy ab explication. ak jël note faaw ñu comprendre balaa ñuy tàmbali nan la ñuy defaree li nga xamante ni moom mooy solution hydroalcoolique. pour defar solution hydroalcoolique comme ni ñu ko tuddee dañuy am alcool am eau oxygénée am glycérine donc ak ndox biñ ciy yokk ndox bi nga xam ne dañ koo baxal bàyyi ko mu sedd balaa ñu koy utiliser wala ndox bi nga xam ne ay machines ñoo ko defar moom. bi ñu ñëwee fii ci labo bi. équipe bi daal di tàmbali faw ñu xool bu baax li ñuy mélanger ngir ñu mën a réussir li nga xamante ni moom mooy solution bi ginnaaw lu toll ni fukki simili ak juróom résultat baa ngi nii. production bi ñi ko amal nag mooy association des scouts ak guides yu Sénégal soxna yi bëgg bokk ci li nga xamante ni moom mooy xeex lii di mbas mi. tey guide du Sénégal ñoo fi teew ak responsable nekk ci région yi donc tey dañoo ñëw fii defar solution hydroalcoolique ngir. mën na xeex ñun tamit joxe suñu wàll ci xeexu bi nga xam ne mooy feebar bi mooy mbas mi. ñu ngi delloo njukkal projet voix et leadership des femmes du Sénégal ñoom ñuy jàppale ñu mën a def projet bi la réaliser solution hydroalcoolique bi. saabu itam dañ ko defar bu ñu paree yóbbu ko ci paroisse yi. mais dañuy xool paroisse yi nga xam ne ñoo ko gën a soxla parce que amaana am na paroisse yoo xam ne am nañu moyens yi. léegi moo tax ñu ko yóbbu ci paroisse yi nga xam ne ñoo gën a soxla pour jébbal leen ko ñoom tamit ñu mën a xeex mbas mi lee. guide yi
bu weesoo li nga xamante ni moom mooy activité bi daañu def lii di sensibilisation ñoom itam lii di tàggat soxna yi dañ koy faral di def. association boo xam ne dafa dajale xale yu jigéen ñi nga xam ne am nañu juróom benn at ba fukki at ak juróom benn jëm kaw léegi ñun nag dañuy daje ci paroisse yi ci social bi di jàng nan la ñu mën a jëmee kanam nan la jigéen di doxee di évoluer ci biir réew bi ci biir këram ak ci paroisse ak fépp fu mën a dem. yeneen activité yi ni mel ñu ngi xalaat def ko. Alxasan Ba, jamono yi nga xam ne association des scouts et guides du Sénégal ñu ngi nasi pexe ngir daal di xeex jàngoroy mbas mi moonte day am na ñenn ci ay doomi aadama yoo xamante ni ba tey gëmuñu mbir mu ni mel lépp lu ñeel li nga xam ne moom la waa kër docteur di santaane jamono yi amul lenn loo xamante ni ñu ngi ko si def ba tax itam ab laaj daal di samp ana yan stratégie la ñu war a mën a tegaat Ibou Diouf moom moo ñuy indil tontu li. ñi xam-xam màcc jëm ci wàllu faj ci kër docteur yi saa su nekk ñu ngi koy fàttali askan bi. mbas mi di coronavirus jógeegul Sénégal jamono ji nag foofu ñu gën a farlu yokk taxawaay bi ñu mës a am ngir jële ko ci suñu réew jële ko ci biir àdduna bi loolu nag la ñu seetlu jamono ji bari na ñoo xam ne rek liñ doon def ngir aar seen bopp bari na ñoo xam ne lu bari dañ ko ciy fàtte jamono ji moo ne day bés bu nekk ñuy sàkku ci askan wi ñu gën a farlu yokk def kem kàttan ngir li nga xam ne mooy mbas mi ñu mën ci moytu bés bu ñu yeewoo di seetlu ne nag jafe-jafe yi bàyyeekoo ci coronavirus wéy di sonal Sénégal ñi koy am tamit di yokku li ñu duppee cas communautaire maanaam ñi ko am te xamuñu fuñ ko jëlee bés bu nekk di yokku tamit fële ca service de réanimation bés bu ñu xëyee rek gis ñeneen ñoo xam ne dañ fa ñëw rek ngir ñu taxawu leen ñi nga xam ne ñoo nekk ci kër docteur yi jamono ji ñu ngi def kem kàttan ngir jële fi mbas mi noonu day nemmeeku nañ ne bari nañu wër ba dellu seen kër terewul nag farlu bi moom foo ñu yokk ko bu baax a baax ñu ne nag am na loo xam ne jotoon nañ ko soppi ci dogal yu kilifa yi jëloon ngir fexe ba askan wi moom mën a mucc ci bile feebar loole nag am na luñ ci teggi aslëf terewul nag ñenn ci askan wi moom nañ daan doxee démb ba léegi ñoo ngi ca lu bokk ci loole nag bokk na ci masque yi ñu bari dañ koy fàtte moo ne day docteur yi ñu ngi wax ba léegi ñu ne nag jamono ji moom jot na ñu yokk farlu bi. Ibou Diouf coronavirus njeexital yi mu def fii ci réew bu Sénégal ku nekk xam na ne laal na secteur bu artisanat bu baax a baax ba tax itam jëriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàll wi mi ngi wéy di joxe ndimbal li nga xam ne moom moo bàyyeekoo ci nguur bu Sénégal mi ngi woon ca diwaan bu Ziguinchor jàppale na nag ndimbal loolee daal nay yokk activité daal nay toll ci 20 milliards ak juróom ci suñu ay koppar naka noonu itam képp koo xamante ni rek war nga am sa wàll ci nar wi daa nga ko jot ba mu mat sëkk ñu teewlu Pape Amadou Ndiaye di ministre de l'artisanat Boubacar Diassi ak Lamine Mandian ñoom ñoo taataan ay kàddoom. président de la république ci baaxam ci yaatoom ak ci yërmandeem moo gis ne que secteur de artisanat dañoo jànkuwante ay jafe-jafe yu tar mu am benn somme bu 25 milliards moo daal koy jagleel artisans yi pour dimbali leen ci mbas mi nga xamante ne moo leen laal loolu moo tax nag ñun ñuy def cérémonie de lancement maanaam wax ñëw jege si askan wi pour wax leen ne que président yónnee na leen ndimbal boobu nag suñ ko xaymaa 150 000 la artisan bu ne ku ci nekk di nga ko jot ni ñu koy jotee nag moom mooy région bu ne ca la nga bindoo la ñuy xayma daal di seet ci biir 5 milliards yi ci lan nga ca mën a jot ñu daal di la koy jox noonu lañ ko gisee loolu nag moo tax ñuy suñu tànk tey fii ci Casamance nga xamante ne région naturelle de Casamance pour gisanteeg ñoom bi ñuy def dimbal artisan yi ay jafe-jafe yu mag la ñu am xam nga ndax lan ndax artisan yi binduwuñu ci njëlbeen dañ ne woon ndimbal li ku binduwul doo ci am waaye ba ñu xaymaa ñu gis ne ñi bindu bariwul loolu moo tax ñu yaatal ko ba nga xam ne ñi bind ak ñi binduwul ñëpp la ñu bind.
weneen i njeexital ca diwaan bu Thiès mbokk yi maa ngi leen ko doon junj bi ñu door yi la jotaayu xibaar ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci wàllu njaayum ginaar nag jamono yi jafe na ñu gis ku leen ne jaay ma bokk na ci lu ko waral bu ñu sukkandikoo ci seen i ay kàddu li ñu xamle moom moo di grippe aviaire wi nga xam ne moom moo feeñoon ci benn ferme ca diwaan bu Pout ak itam jugum aliment bi nga xam ne nag jamono yi yokk nañ ko ba ñoom ci seen bopp ngir rek ñu daal di koy jënd jafe-jafe la diwaan bu Thiès Cheikh Anta Diop say la tiix fii ci diwaanu Thiès ñi yëngu ci wàllu yaram ginaar de nee nañ ñi ngi ci njàqare ndaxte ñi ñu duppee producteurs yi ndaw yi daanaka mënatuñoo jaay fenn seeni ginaar ginnaaw bi mbas mi duggee ci réew mi ba léegi ak couvre-feu bi nga xamante ni ñu ngi koy amal fii ci diwaanu Thiès. crise yoo xam ni léegi dafa dem ba perte d'emploi yu bari di ci am ndax lan parce que mévente boo xam ne bi lee jaar na fi concurrence yi nga xam ne moom lañ jàppoon ni moom la surproduction boo xam ne dem na ba marché bi attanu ko corona bi dugg si li gën a yokk suñu problème mënuñu sax déplacé wu pour mën a dem ci suñu poulailler ndax suñu liggéey li ci bari guddi lay doon kër ku sedd lay doon heure bi ngay jàppee ginaar gi heure bi nga koy soqee heure bi nga koy yóbbee fi nga xam ne fi la ci ñu traiteurs yi heure bi nga xam ne consommateurs yi ñoom ñoo ko war a di emploi li ci ëpp presque lépp guddi lay doon nañ yokk heure bi nga xam ne mooy état d'urgence bi buñ ci mënee yokkaat yeneen 2 heures de temps pour que nit ñi mën a lekk. rax ci dolli nag yeneen i jafe-jafe yoo xamante ni daanu na seen kaw feebar bi nga xamante ni moom lañ doon dégg fële ca Pout ci benn ferme tax na nag ñu bëri ragal. mu nekkoon à Pout ci benn poulailler muy H5 bi N1 bi couvoir yi ak les provendiers ñoom ñëpp dañu am problème. aliment bi nga xamante ni moom la ñuy jox ginaar yi de yokk bi ñu ko yokkit ngaañte la ci ñoom. taxe yi nga xam ne moo nekk ci aliment bi ak ci poussin na ko état teggiñu ko ba lii weesu. jamono yi nag yarkatu ginaar yi nekk fii ci diwaanu Thiès ñoom ñëpp jóg nañu taxaw nee nañ lii bu ko nguur gi seetaane yaram ginaar de dina gën a suux fii ci réew mi. jërëjëf Cheikh Anta Diop cant ak ngërëm ñal na la ñu wax ci leneen société pétrole bii di Woodside nag xam ngeen ne moom moo war a exploiter pétrole wu diwaan bu Sangomar naka noonu itam la mu ca sóob jamono yi nag toll na ci 7 milliards ci suñu ay koppar mu ñeel données fiscales yi nga xam ne war nañ ko mën a fësal ci rapport bu mujj bu initiative pour la transparence dans les industries extractives ñu gën koo xam ci ITIE naka noonu itam am na yenn ci ay rëccu yoo xamante ni daal nañ koy laxaj ci wàllu woowee nag ñu teewlu docteur Moustapha Fall xam ngeen ne moom mooy chargé des affaires juridiques bu ITIE dañuy teewlu ay kàddoom ci micro Aminata Goudiaby ak Abdou Karim Bey. bu ñu jëlee entreprise bi nga xam ne moo nekk fii tey jii nii mu ñu tuddee ko Woodside mu war a démarrer production ci wàllu projet Sangomar gis nañu entreprise boobu li mu fay ci wàllu impôt dañ ko xayma nekk na ci 7 milliards léegi wàllu contenu local lu gis nañ ne bu fekkee entreprise Woodside ci li mu soxla gis nañ ne daanaka 2 milliards rek mooy dem ci maanaam li fi nekk ci li ñu tuddee ay locaux léegi beneen bi ci topp nag gis nañ ne entreprise bi dafay def lu ñu naan dépense sociale bu ñu naan dépense sociale nag mooy nan la ñuy atténuer les impacts fexe ba communauté yi ñu am fu ñu leen di jagleel moo xam soutien bu ñu soxla moo xam tamit ay infrastructures yi nga xam ne ñoom mën nañ ci dugal seen loxo loolu bi ñu ko gisee rapport wa ITIE wane na ñoom joxe nañ 231 millions waaye beneen bi ci gën a am solo tamit ñu war ko fësal mooy gis nañu entreprise boobu bokk na ci entreprise yi néew di génne li ñu naan étude d'impact environnemental moom génne na ko loolooy tax ñu xam bu démarré askan bi nan la leen di impacté ak tamit bu leen impacté yan jumtukaay lañ taxaw pour mën a atténuer loolu wala jëm ko compenser daal. mbokki département bu Tambacounda foofee nag benn camion citerne dong képp la am boo xamante ni daal nañ koy jagleel service yu eaux et forêts yi nag mu ñeel lépp lu soxal wàllu xeexum daay bi ba tax itam nga xam ne moom moo yor kàddu soxna ya di Adja Dieynaba Sidibé sekk na ab waxtaan ak suñu ndaw ya nga xam ne ñoom ñoo fa toogal télévision Futur Média Moussa Omar Gueye ak itam Amadou Diédhiou ginnaaw ab assemblée générale boo xamante ni ñu ngi ko fa doon amal la ñu seetaan reportage. fexe ba soqali ak yeesal lépp lu jëm ci wàllu kuréel yi nga xam ne dañuy xeex daay yi nekk na li nga xam ne lu am solo la ci gis-gis ki nga xam ni moom mooy présidente nationale bu DIRFEL directoire des femmes en élevage di Adja Dieynaba Sidibé ci gis-gisam nag nee na diwaanu Tambacounda benn camion citerne moo nekk ci eaux et forêts loolu nag nekk na lu néew lool ci jamono ji nga xam ne dañuy ragal lépp lu jëm ci wàllu daay yi nga xam ni dafay yàq àll bi. ndax jur gi bu demee ba yooy njogu yàpp day bari day cher ganaar rek nit mënu koo dunde kon ñu ngi ñaan waa eaux et forêts demoon naa ci inspecteur régional mu won ma ne benn citerne moo fi nekk damay ñaax comité de lutte contre les feux de brousse nañ leen gën a ñaaxaat le restaurant du cheptel àll bi bu lakkee rek jafe-jafe am jafe-jafe bu amee mun na régénérer sax conflit entre autochtones et transhumants
problème yi ngay dëgg yépp foofu lay jóge. ci assemblée générale extraordinaire bi ñu doon amal jël nañu nag kii di Pape Banda Dièye daal di ko tabb mu nekk président wu cadre régional concertation des ruraux mu lëkkale béykat sàmmkat ak nappkat yi nekk ci diwaanu Tambacounda. liñ daan jëflanteel su luuma yi te luuma yi yëpp ñu interdiroon ko y avait des pertes sèches am na ñenn ñi nga xam ne luuma yi lañ daan dundalee bis ba bis dellu si seen i kër loolu amul yaa ngi dëgg jot nañu nag ay dund jot nañu tamit leneen ay jiw ak lépp état bi jàppale nañu ak d'autres partenaires mais teewul loolu mënul remplacer liñ doon am donc mais teewul yàlla may nañ nawet bu baax su yenn gox yi. ñu mën a jàpp itam cadre régional de concertation des ruraux CRCR bu Tambacounda daal di nañu delloo njukkal seen président d'honneur muy Doudou Diagne. Moussa Emor Gueye boobule élément moom la ñuy jaaree daal di yëkkati jotaay wi dig daje léegi-léegi ak rédaction bu télévision Futur Média Cheikh Tidiane Diawo noppi na ngir faram-fàccee xibaar yi ci kàllaamay tubaab lu mooy loolee itam ñu bàyyi leen ngeen wéy ak suñu ay programme jaa ngeen jëf.